que ñu ngi jóge ba Thiès Thiès nag sore na sorewul tey pour wax ci Macky Sall parce que looloo ñu fi indi looloo tax ñu ba suñu liggéey ba suñu jot ñëw fii pour wax loo xam ne nag di ngeen ko mën a dégg gëm ko teg ci loxo gis nga ku tukkiwul doo xam fu dëkk neexe mais ku jóge Thiès dem Dakar jaar ci péage bi ba dugg biir Thiès da nga xam li Macky Sall liggéey te liggéey boobu liggéeyu ko pour moom parce que Macky bu dee mooma rek Fatick la dëkk population Sénégal moo tax muy liggéey. président Macky Sall ak soxnaam donc suñu ko jàppalee suñu bopp la ñu jàppalee parce que mi ngi ba États-Unis yàlla defal ko mu am mbooloo mu toll nii mbaaxam rek moom moo ko jox ak xolam bu rafet bu fekkoon ne jëriñul dara askanam jëriñul dara waa réew mi du ab lii mu am parce que am na ñu fi am ndombal tànk yoo xam ne lim parrainé moom lim parrainé ñooñ parrainé wuñu ko te nekk fi kon bu fi nekkoon xanaa dina toj dëkk bi Alimatu moom la Marième Faye di wër moom la président di wër man lii laa gëm da ngay ànd ak nit ki ba dara fekk la ci mais nag di ànd ak moom ngeen tere wala ngay teg ay charte loolu Marième Faye du ko nangu moom nanguwul loolu kenn du ko teg loo xamante ne mënu ko kenn du ko chantage plutôt merci Alimatu nag dafa doxul ci chantage dafa ñëw jël alalam def ci li may wax ñi ñëpp xam nañ ko kon donc lépp lu mu ci am lépp lu mu ci ñàkk yal na ko suñu borom remplacer lu ëpp li mu ci def bu président Fallo au soir du 24 février yal na bokk ci ñoom ministre ya may sanctionné di leen dàq yal na Alimatu Diol ministre de la femme. ñu ñàkk a jekk Macky lu sax moom la ñu bëgg ndax ñun Tiwaawan lañ juddoo fa lañ màggee fa lañ yaroo sëy sëy Ndakaar te boo demee ba tey la ko sëriñ Abdou Aziz Al Amin ni ko woon yaa rebal Seydil Hadji Malick yaa def lii nga xamante ni su ma masaana am gan bu jóge bitim réew dama jox ko sama néeg mbaa ma dem luwee ci hôtel Thiès nga defaloon ma loo xamante ni ku sant si am na fi appartement Seydil Hadji Malick dana la fay sëriñ Babacar Si dina ko kon kooku su la defalee lu mel noonu sa kilifa gërëm ko ni jàppale leen ko ñu woote inauguration ba mu toog ñu def xadara tujjumaa jabaram yor salaatul fatiha am dinaa seen xaq bel xaq di jawrul kama waaw ma ni loolu nag kaay waaye ku ko bañ sax da ngaa iñaan nag kooku ko bañ da ngaa soxor te it nag fi mu fekkoon réew mi ak fi mu ko yóbbu ku ne tàngaj sa bët boolewul daraa ki wax toxul tontuwul dafa jëf rek ki tax nag ba lii mën a am Alimatu Diawara ñoo ngi ñaan ci barki Serigne Babacar Si yal na am lu ëpp njortam ndax fu mu toll mi ngi jokkoog ñun wallahi azim na nga ni si démb barke salaatu faati yi mi nga waxanteeg man ma dëkk gàddaay ma ne ko nu ma mën di def maa ñi ma ànd sama dooma nga ne ak ñi ma àndal ma ne ko nu ñu mën a def dinañ jël taxi maa ngi koy fay danañu dem danañ participer danañ ci jàpp ba ngeen xam ne dugg nañu di ngeen yëg ni dugg nañu bu soobee yàlla li ñuy ñaan rek mooy parrainage ba am na solo sax waaye weesu na li am solo moom lañ jëm mooy carte yi soo bëggee Macky da ngay dem wuti sa carte wote jot nga teel a wote nag bokk ci première wote loolu mooy may sa président dam teyit nag xanaa lii mu sumb bëgg ko war koo def ci réew mi sumb ko ci ndaw ñi sumb ko ci jigéen ñi ku nu yeboo dalale yi nu xiin du téemata siet bi ku nu yeboo dalale moom la présidente Alimatu Diawara yóbbante ci mbooloo mi di fësaloo ci programme bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene jàppale suñu candidat di président Macky Sall présidente Alimatu Diawara mi ngi gërëm ñëpp ñi def déplacement bi di jégalu aussi ñi nga xamante ni nanguluñ leen pour ñu def déplacement bi parce que tey ñëpp dañoo bëggoon fekkee lu ni mel te lu ni mel pour lancer rek programme bi nga xamante ni moom la ñuy demee ci campagne bi di ci gërëm délégation bi nga xamante ni moom moo jugee ci banlieue bi
te Mari Thioy ak ñoom Nafi jiite ko ak Dior di gërëm aussi waa Bargny Alimatou mi ngi gërëm waa Bargny bu baax mi ngi gërëm aussi waa Tivaouane te Aïda Maki jiite ko mi ngi gërëm aussi waa Proxaan di gërëm waa Thiès te Awa bu Serigne Modou Kara jiite ko ànd ko ak Adja Mar ak suñu mama soxna mi ngi gërëm gu amul àpp ay dëkkandoom yi dëkk Médina ne mënoon nay woote ñoom duñ ko fekk si mais laata ñun ñuy ñëw fekk na waa Médina jàppale seen doom ba noppi di wax ni présidente Alimatou Diawara par rapport ak vision bi nga xamante ni moom la amee ba tax mu tàllal loxo président Macky ngir jàppale ko bokk na ci programme bi nga xamante ni mën nañ see bañ a jaaraat camarades yu njëkk a wax nañ ci muy lu jëm ci réalisation yi nga xamante ni moom la président def te defalu ko boppam daf ko def pour askanu Sénégal gi yëpp daf ko def ba defal ko ñi nga xamante ni sax juddooguñu duñu jaarlaat ci programme yi duñu waxaat ci réalisation yi plutôt parce que suñuy wax ay réalisation wu président Macky foog naa ni 72 heures sax doyul pour ñu toog fi di wax mais présidente Alimatou Diawara aussi mi ngi gërëm ses camarades de parti ses camarades aussi de la coalition yi nga xamante ni ñoom lañ fekk Médina te diir bi présidente Alimatou duggee seen xel dal na ku si mel ni le président Seydou Gueye di ministre conseiller Alimatou mi ngi koy nuyu di ko tàllal loxo di nuyu aussi le président Cheikh Ba nekk responsable ci parti bi nekk ku président di déglu Alimatou par rapport ak vision bi nga xamante ni moom la président woote muy unité ci biir Benno Bokk Yaakaar bi mu ñëwee ci loolu la sax ne tàllal na bépp frère am bu mu fekk Médina loxo pour ñu ànd ces militants yi nekk Médina ak ces militantes teg na ko à la disposition des responsables yi nga xamante ni ñoom la fekk ci koñ bi ñu doon liggéey ak président te loolu dafa am solo beneen bis des présidente Alimatou Diawara bépp militante boo xamante ni da nga nekk ci yeneeni région jox na la ndigal à ce que Benno Bokk Yaakaar comité électoral yi nga xamante ni ñoom lañ samp nga dem fa nga liggéey parce que président moo soxla kon Alimatou mi ngi ci li président bëgg mi ngi ci unité bi nga xamante ni moom la président woote bërki dem moo njaay ci Dakar Arena Alimatou Diawara aussi mi ngi feddali kóllëreem ak suñu responsable le ministre Cheikh Kanté nee na mouvement bëgg sa réew ak président Macky daf kaa bàyyile le docteur Cheikh Kanté du sëkk jëf mukk parrainage bi moom la ko jébbaloon te campagne bi aussi fépp fu ñuy dem bëgg na ba ci t-shirt yi ñu commandé sax ay t-shirt la yoo xamante ni moom ak Cheikh Kanté ñoo ci nekk te li ñu mébét ci ànd ko ak le ministre Cheikh Kanté ci durant campagne bi présidente Alimatou Diawara nii la ko tëddalee ñëpp xam nañ ni élection yi day tàmbali le 2 à minuit di le 3 février présidente Alimatou Diawara comme nit ku gëm religion la ku respecté aussi yeneen religion yi mu fi fekk woote na wàcce kaamil bu mag fii ci siège social bi Médina le 3 di ko ànd ak bépp responsable bu nekk ci mouvement bi le 4 ak le 5 février dinañ def ay débat yoo xamante ni comme président de la république daf ne visite de proximité yi mooy ëpp ci programme u Alimatou Diawara visite de proximité yi moo ëpp le 4 ak le 5 février dinañ dem ci banlieue bi dinañ dem Parcelles dinañ ñu jaar Guédiawaye dinañ dem Pikine le 4 ak le 5 le 6 février waa Bargny dinañ leen jox meeting bëgg sa réew dina def meeting Bargny
le 8 ba le 10 février visite de proximité dina am Porokhane parce que ñun ñëpp umple wuñ ni Porokhane li ñu liggéey ci parrainage mouvement bëgg sa réew. Le 11 ba le 13 dinañ am visite de proximité Mbacké ak Touba di wax ni soo diggante Mbacké ak Touba soo fa demee moo raw sax Médina da ngay jàpp ni Alimatou Diawara fa la dëkk. Le 15 ba le 20 dinañ def région de Thiès dinañ dem Tivaouane dinañ dem Mbour dinañ dem ci biir département bi ak biir commune bu Thiès fa la ñuy def proximité yi. Le 21 ba le 22 dinañ def évaluation par rapport ak liggéey bi nga xamante ne moom la ñu liggéey par rapport ak les responsables de bëgg sa réew yu nekk ci yeneen communes yi ak ci yeneen département yi nan lañ leen di appuyer par rapport ak bisu élection yi pour ci wàllu añ ak ndekki ak transport logistique pour mën a jëli nit ñi yóbbu leen ñu voter ci jàmm et puis sécuriser leen. jour vote yi dinañ communiquer ak ñëpp mais le 25 février moo ëpp solo ci programme bi le 25 février suñu xel dal na par rapport ak bilan bi nga xamante ne moom la président woote kon le 25 février grand rassemblement am na fii ci siège social bi ci kër Alimatou Diawara dañuy fêter victoire du président Macky Sall. Le 25 Alimatou Diawara woote na pour ñu fêter victoire du président Macky. li président Macky liggéey doy na Alimatou Diawara doy na waa mouvement bëgg sa réew kon Alimatou lancé na appel solennel bépp militante bu nekk bëgg sa réew le 25 na nga ñëw yendu si dinañu musique dinañu teg lépp dinañu fêter préparer bungewaat président Macky palais ba. Par ma voix aussi présidente Alimatou Diawara nee na financement yi nga xamante ni ñi ngi ko doon mbébét incha allah laata élection yi ñi jotul dinañu jot laata ñuy dem campagne ñi jotul dinañ jot loolu nag diir bi mu ko tàmbalee ci sutura mësuñu ko médiatiser mais jàpp na ni te duñ ko médiatiser aussi mais defu ko pour ñu voter parce que xam na ni ñi ànd ak moom ñi ngi voter ki may mujjee gërëm te Alimatou bég ci moom mooy masse carte d'identité ma carte d'identité parce que liggéey bi ëpp solo moom moo ko yor di ci soññu nit ñi ba tey bëgg sa réew su fekkee am na ku yor récépissé bariwul dañ leen di wàññi. Bidji bu Porokhane aussi léegi bi ñu toogee moo doon woote ñoom mouvement bi Porokhane amul ku jotul carte d'identité kaddu yii nag yi mujj may lancé dama koy lancé en tant que Jules Bert Baye Fallou président Macky parce que tey jii président soxla na ñu koy jox bonne information président soxla na aussi jàmbaaram yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ay la yéwén ñu ko koy fàttali ngir mu leen di jaajëfal kon président Macky suma responsable suma idole suma papa maa ngi lay wax nga jaajëfal Alimatou Diawara parce que jëf na lu jaar jërëjëf nit soo jëfee lu jaar jaajëf su monsieur le maire Talla Sylla nee na dañ la naan jërëjëf kon président ñi lancé appel pour la coalition Benno Bokk Yaakaar directoire parti bi di APR directoire aussi Benno Bokk Yaakaar ñu ger su présidente Alimatou Diawara parce que boobu ba léegi amul lu ko coalition bi jox ci moyen ñun ñi nekk ak moom xam nañ ni ses propres moyens lay def te xam nañ ni ku jóge Sénégal dem bitim réew da nga liggéey pour sa teraanga da nga liggéey pour teraanga sa njaboot mais tey jii du ñu werante que ni Alimatou mi ngi liggéey pour teraanga waa Sénégal gi yëpp
mi ngi ci paasi màggal yi mi ngi ci yónnee di wax naan dal leen Alimatou Diawara ngi def loolu. jërëjëf maman mi ngi aussi si ordonnance yi parce que li si ëpp solo mooy tey jii président Macky ak ñi mu àndal mooy nañu mettre des moyens qu'il faut jox ko présidente Alimatou Diawara pour liggéey bi mu gën a yomb parce que Alimatou nee na du laaj mais ñun ces militants ñun ñi ànd ak moom ñun ñi ay collaborateurs am ñun ñoo koy laajal te jar naa jox. ñi ngi lancé appel président Macky ñi ngi lancé appel le ministre Cheikh Kanté Alimatou jëf na te ñoom gis nañu jëf na te waa parti bi gis nañu parrainage bi wane na ko visite de proximité yi wane na ko kon moyens yi nga xamante ni dañ koy jox ay nit jox ko Alimatou Diawara moo ëpp solo fuuf te ñun ñi ànd ak Alimatou Diawara suñu respecté wul Alimatou Diawara joxuñu cëram Alimatou Diawara kon suñu digalee dinañ def mais dinañ def ak demi mesure te def ak demi mesure mouvement bëgg sa réew su ko defee Sénégal dina wàññi pourcentage bu bari parce que tey li président am moom participer na si à 60%. di wax ni bi mu duggee ba léegi si Médina tolloon nañ ay jamono am na benn copine ñey la ëpp bu nekkoon Médina tudd monsieur X parce que tur bu baax bi mu yor moom waroon naa jomm di jàkkaarloog président Macky su dul dara ndax li muy jëflanteeg notre camarade Alioune Sall muy le maire de Médina nga xamante ni dañ ko naan copine ñey la ëpp tey ji li waroon gën a dalal xelu président Macky diir bi présidente Alimatou Diawara wàccee sur le terrain ba léegi amatul benn ndaw boo xamante ni topp nga ci ginnaaw maire boobu wala amul benn ndaw boo xamante ni Médina yaa ngi sànni xeer parce que ñëpp Alimatou daf leen woo ci calme dafa dalalaat xelu ndaw ñi dalal xelu jigéen ñi te loolu mu def à Médina mën na ko def feneen ak feneen ak feneen am na yeneen i dëkk yu daan kaas tey kenn kaasatul Bargny kenn daawu fa dégg président Macky grâce à Alimatou Diawara tey ñi ngi ko fay dégg kon am na lu mu mérité ci parti bi te ay la yéwén ñi ngi tàllal loxo président de la République et madame la première dame mu gersu bu baax présidente Alimatou Diawara ñi ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan responsable yi fi daje yëpp yàlla yóbbuwaat leen ci jàmm on vous remercie